voilà asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum yéen ñi safoo di ñu xaar saa su ne fii ci Medina TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay comme ni ma koy faral di defee saa su ne ak les entrepreneurs tey Soufia dafa def déplacement fekk si ñi nga xamante ne ñooy waay TM Partners bi ngeen defee naa ko toog déglu ma di ngeen xam lépp lu ngeen bëgg a xam ci transit bi ci biir port bi macha allah du ma def lu dul nuyu sama ki nga xamante ne moom laa seet si tey muy monsieur Saliou dama koy dalal ci sama plateau Saliou nuyu nañ la ñun waa Medina TV. ñu leen di fay Soufia di rafetlu seen ñëw fi tey. di rafetlu seen ñëw fi tey bon di yaakaar ne dinañu wax loo xam ni peut-être dina jëriñ ñëpp mënuñu wax lépp. parce que transit yaatu na yaatuwaay boo xam ni mënuñu ko wax ci ay benn waxtu wala ñaar. donc dinañ jéem a def daal suñu kéemtulaay kàttan. pour résumer en quelque sorte ñu ngi leen di gërëm si teew bi fii. ñu ngi leen di delloo gërëm bi monsieur Saliou ñu bëggoon xam lan mooy TM Partners. merci Sophie bon TM Partners c'est une société de transit la boo xam ni ay jeunes ñoo ko créé. biñ koy créé dañuy jaar ci li gars yi faral di wax informel. maanaam dañu jàng am suñuy diplôme amuñu woon fu ñu liggéeyee. ñuy xëy suñuy mbokk di ñu jàppale. ñuy yor ay dossier di dem di ko yóbbu douane. ñu ñuy woowee ambulant ci loolu lañ njëkkoon nekk mais biñ demee ba jamono li dox ñu gis ni war nañu formaliser yëpp si la ñu am xelu xalaat dem wut documents yi ñu war a wut yëpp pour créer société de transit. waaw loolu yëpp bu sottee tey c'est dommage que nekk fii monsieur Mboup c'est le directeur général. dafa am tuuti empêchement sinon kon tey li ma doon wax ni yëpp moom mooy toog fii expliquer quoi. d'accord kon ñu ngi koy nuyu de passage kooku mooy monsieur Mboup ñu bëggoon xam monsieur Sarr lan mooy transit définition transit. waaw Sophie jërëjëf en fait pour ma définir le transit nga comprendre ko dafa doy waar mais dinaa ko wax de sorte mooy li ñuy wax si sens bu large rek vulgaire nga xam ni ñëpp nañ ko mën a comprendre bu ñuy wax transit bi nga xam ni ñun moom la ñuy def tey mooy. nga jëlee marchandise ci territoire douanier yóbbu ko ci beneen territoire douanier ça moom la ñuy wax importation nga jël indi walla exportation nga jël génne mën na nekk fii tam ci dëkk bi nga jëlee lu mel ni port yóbbu aéroport loolu yëpp ci transit la en grosso modo loolu la ñuy wax transit bi nga xam ne ñun moom la ñuy yëngu. d'accord mais ci biir transit bi nga tudd léegi nii bëggul nañ xam lan mooy rôle transitaire. voilà merci Sophie comme numéro le rôle transitaire mooy intermédiaire international la boo xam ni boo ko sollicité tey boo nekkoon fu mu mënti nekk ci àdduna bi rôle transitaire bi ngay woo yow nga yor moo xam sa conteneur walla sa oto dénk ko moom rôle am mooy lépp luy transport jëm ci. loolu moo xam conteneur la moo xam marchandise bu mu mën a doon formalité administrative yi maanaam dem wut document yi nga xam ni yëpp formalité yi ngay def ultérieurement da koy soxla ensuite dem dédouaneel la su paree nag yónneel la mu dem fi nga xam ni fa la war a dem fu mu mënti nekk nag ci àdduna bi waaw ci lu gàtt daal loolu mooy rôle transitaire bëggoon nañu xam aussi ban impact la transit am ci économie. waaw bon impact bi transit am ci économie dëkk bi mën nañu wax ni bu ñuy wax transit douane tax wala importation moo tax wala exportation donc dëkk bi ñu nekk Sénégal je pense que su fekkee juumoo hormis impôt ak domaine commerce bi mooy gën a régénérer économie te loolu transitaires yi dañ si jouer rôle bu particulier parce que ñoom ñooy dox diggante état ak importateurs yi waaw en quelque sorte rôle transitaire bi daal régulateur la faire en sorte que trésor public li mu war a jot si xaalis par rapport ak marchandise bi fiy dugg yëpp trésor jot ko. d'accord mais monsieur Sarr bëggoon nañu xam quels sont les critères de choix d'un transitaire. waaw bon fonk nañ si transitaire surtout jamono bi ñu nekk actuellement nii mu nekk ku sérieux mu nekk ku entrepreneur mu nekk ku méthodique parce que loolu boo gisee mu tënk noonu nit mënul ñëw di yëngu am ay activités am yoo xam ni dañ fa tegu ci ay millions nga koy jox koo xam ni sérieux wul
amul méthode xamul fu muy teg tànkam du dëgg donc loolu moo waral transitaire bi dafa war a nekk nit ku normal ku jub booy xool sax booy déposer pour créer société de transit bokk na ci document yi ñu lay laaj nga casier judiciaire pour wane ni yow mosoo am benn jafe-jafe ak justice dinañ la laaj lettre boo xam ni douane la koy bindal pour wane ni yow ak douane mosu leen seq maanaam contentieux yaa ngi dégg donc boo gisee ñaar yooyu rek day tënk transitaire bi donc transitaire dafa war a nekk nit ku jub nit ku entrepreneur. li nga wax ni am na solo ndax léegi koo gis ci góor ñi la ëppee xale bu góor boo gis yoonu scooter am gàddu saaga bu ñuul def chemise am boo ko laajee yow temps yi yaa ngi ci dara mu ne non transitaire la maa ngi port te am na ñoo xamante ne ñu ngi jël ay cours de transit mënuñu xefe sax ba am benn stage bëggoon nañu waxtaan si loolu tuuti. voilà loolu dinaa ci sawar parce que booy xool sànq ci njëlbeen wax naa ko ñun bi ñuy soog a avant ñuy sànc li nekkoon nañ ci lu mel noonu parce que nekk nañu école courtage lañ koy wax quoi mais am na ñoo xam ne ambulant lañ leen di tuddee loolu moo fi bëri booy xool comme ni ma la ko waxee sànq ñun bi ñuy defee formation ba pare toog nañu lu tolloog at wala ñaari at mënuñu am stage donc suñu parents yi nga xam ni xam nañu dañuy yëngu ci loolu wala loolu lañ jàng daan nañuy jàppale bu ñu amee lu ñuy génne port woo ñu jox ñu ko mais bi ñu nekkee ci loolu ay at après gis ni lii mënul wéy dañu formaliser mais gars yi ñuy wax tamit aussi am na si ñoo xam ni lu mel noonu dal la mais par contre aussi am na ñoo xam ni dañuy xëy rek ñëw ci nii comme ni nga ko waxee am benn mbokk bu nekk ci biir port bi xelal leen bon parce que comme affaire bi ñoom techniquement amul luñ ciy def mën nga gis benn nit ñu jox ko këyitu oto ne ko demal génneel ma ko port mu ñëw solliciter ñu mel ni ñun ñëw suñu bureau fay fa benn prestation nañu oto bi nangam laa bëgg ñu fay wala conteneur bi nangam laa bëgg ñu fay bu ko defee ñun ñooy def techniquement de sorte que li mu bëgg mu fay noonu dina nekk moom nag léegi mooy débrouillé wu bu demee douane xool nu mu lijjantee ay bagages am ba génne ko bëri na ci gars yi nag quoi mais grosso modo li ñuy wax transitaire fii ñun ñu koy dund mooy les commissionnaires en douane agréés te dafa pour nga nekk ko mooy critère bokk na ci casier judiciaire yi ma la doon wax bokk na ci aussi nga am caution banque wala assurance cautionné la moo xam sa kër ngay tayle wala yaa xam pour état bi déjà dina la reconnaître trésor public reconnaître la douane reconnaître la su loolu yëpp nekkee voilà. monsieur Zal donc su ma la déggee bu baax yow mi nga xamante ne yaa ngi may seetaan yaa ngi jël ay cours de transit boo continuer nii ngay seetaan di nga comprendre lépp ci transit ba tey ñu ngi ci transit monsieur Zal ma bëggoon xam quelle est l'importance du transit sur le plan économique. waaw mooy comme ni ma wax sànq rek transit sur le plan économique mooy dafay servir de régularisation. Parce que transitaire bi en quelque sorte lu ma fàtte wax conseiller la aussi il peut servir de conseiller mën nga gis tey benn commerçant bu ñëw indi marchandise am xalaat ni moom bu demee douane wala 1 million la war a fay alors que mu ngi waroon fay lu tolloog ci 5 millions sa rôle yow mooy nga xelal ko ba mu xam lu tax mu war a fay lii yaa ngi dégg donc loolu moo tax transitaire bi régulateur la entre commerçant bi ak li nga xam ni mooy état notamment ak structure état yi douane ak trésor public waaw. Comment ça se passe avec les travaux avec la pandémie. waaw actuellement c'est vraiment metti na trop buñ ko waxee buñ ko waxul ñu ngi jooy ñun ñi nga xam ne dañ nekk dans le secteur formel war a weer dee nga war a faire face ak location employé yaa ngi taxaw charge yi bëri na trop. te actuellement taxawu amul ku nekk ñi mën a yuuxu amuñu fu ñu yuuxoo man je trouve am nañu association mais peut-être que contexte bi nii bett na leen trop de sorte que organiser wuñu pour faire face à ça mais metti na wax dëgg si yàlla fi mu nekk nii moom bu ñu mënoon taxaw yuuxu dinañ yuuxu metti na trop parce que koo xam ni daan nga liggéey à hauteur de bon régulièrement daan nga liggéey tey nga toog da nga boo je pense même que bi ngay yéeg léegi romb nga xale yi ñu taxaw ci biti pour te dire que liggéey amul
liggéey amul c'est très difficile. mais sant yàlla. waaw sant yàlla. ñaan na ko fi yàlla gaaw jëlee waaw allahumma amiin allahumma amiin. bëggoon nañu xam tamit y a-t-il des coopérations signées avec les pays étrangers. waaw en fait si corporation bi am na ñoo xam ni ils se sont organisés wuñ nañu ba nga xam ni am nañu ay partenaires étrangers yoo xam ni dañ leen di jàppale dañuy échanger maanaam ñoom ñoo leen di représenter foofu di jël ay comment dirais-je di leen boole ak ay commerçants wala ñu structuré leen ba nga xam ni fii bagage yu jóge fële dañ la koy jox yow nga ñëw teg ko fenn ku ñëw mën a jël ay këyitam pour dem dédouaner wala nga dédouaner ko yu mel noonu am na quoi am na bëri na fi yooyu yëpp yaatal la quoi. d'accord ki nga xamante ne mi ngi ci école bi pareegul jàngam. bëgg nekk transitaire. waaw voilà fi mu mën a wax mooy am école de formation yaa ngi fi douane ñu ngi former aussi ay transitaires c'est-à-dire des techniciens en transit wala déclarants en douane. bu ñu demee au niveau des chambres de commerce aussi am na fi écoles yi bëri nañ fi actuellement mais li may conseiller sama jeune frère yi plutôt sama neveu yi sama doom yi je peux dire li ma leen di conseiller mooy balaa ñuy dem di def choisir benn métier nañu xalaat xool lan moo leen ciy dugal lu tax ñu koy choisir actuellement bëri na bon concurrence bi bëri na trop école yaa ngi fii xale yaa ngi génn am diplôme toog. parce que man li ma lay wax nii tous les jours bés bu nekk dinañ recevoir lu mu néew ay 5 demandes de stage yoo xam ni bokkul ak ñoo xam ni say mbokk lañu wala say àndi jàmm dañ lay woo boole leen ak seen i jarbaat ak yu mel noonu quoi donc métti na trop na xale yi xoolaat bu baax lan la ñuy choisir mais si transit moom pour te dire métier bu noble la yaatu na ku ci dugg te liggéey rek tax la jóg mën nga liggéey. mais bu fekkee nag da nga dégg transitaire rek am nañu xaalis wala liggéey bi am na xaalis boo ci duggee boo deful ndànk waaw. d'accord ñoo ko déggandoo mbokk yi ba tey yéen a ngi seetaan Médina TV di ci ànd ak émission bi nga xamante ne mooy l'entrepreneuriat nii laay def su ma jugee ci bureau bi damay dem ci beneen bureau mais balaa may tëj di jeexal bëggoon naa xam monsieur Sarr lan mooy rôle déclarant en douane. voilà loolu déclarant en douane mooy mën naa wax technicien wu société de transit bi rôle am mooy dafa war a def ba nga xam ni documents yi nga xam ni moom lay yóbbu douane heure bu ko defee ba pare ci forme ak fond dossier bi bu demee douane moo xam lu ñu transmettre la par électroniquement wala ñu transmettre ko ni de visu bu demee ci kanamu douanier bi normalement douanier bi yor kayit yi wala mu taal machine am bu xoolee nii rek war na xam fan la jëm ak kii lan la bëgg ak bagage bi lan moo ko tax a jóg fan la war a dem loolu mooy rôle déclarant douane dafa war a pare techniquement boo ko indilee facture wala lu mu mënti doon ci marchandise yaa xam liste de colisage nga ko indil moo xam mu nekk ci conteneur moo xam mu nekk colis yoo xam ne groupage la boo ko joxee moom dafa war a defar ba nga xam ni douane bu xoolee rek xam ni kii marchandise bi lii la li ko waaj a fayal normal na et cetera bu ko defee contrôle douanier bi dina yomb trop dina yombal douanier bi liggéeyam ba pare facile ki nga xam ni moom bagage am aussi mu mettre ko en sécurité. d'accord lan nga am loolu benn message ngay lancé sa mbokk transitaires yi. waaw message bi may leen di lancé mooy actuellement ak crise bi metti na trop. mais comme ni ma koy waxee ñun métier bi ñu yor noble na nañu xam suñu bopp transitaire dafa war a xam boppam transitaire warul dem douane yor dossier di wax dimbali ma chef wala nangam non transitaire da nga war a yor sa këyit defar ko ba mu baax boo demee teg discuter bañ a nangul ñu teg lu teguwul wala ngay teg nit ki aussi lu mënul nekk véritablement loolu laay wax gars yi di leen wax ni aussi dëkk bi metti nañu gën a moytu parce que comme on dit feebar baa ngi fi bëri na loolu dama c'est un message mooy lancé sama mbokk transitaires yi di ko lancé population bi yëpp ak ñëpp ñi seetaan Médina TV ñu gën a farlu takk masque yi di respecter mesures barrières yi bu ko defee yàlla dimbali ñu quoi. waaw yàlla na ko yàlla def monsieur Sall Tim Partners fan la nekk ku fi bëgg a ñëw indi fi bon ut looy comme ni nga ko nan laa ko mën a expliquer. waaw ku am lu muy dédouané wala lu muy génne di ko yóbbu bitim réew wala lu mu indi di ko teg fenn ndégandiku am xaalis pour
soog a génne loolu yëpp ci transit la bon yaatu na donc ñun ñu ngi si 79 rue Joseph Gomis jàkkaarloog dispensaire u Sandial bu fekkee da nga jógee Ponty mel ni kuy dem centre culturel français boo duggee si koñ bi foo laajte thème partenaire ñu war na ko. sa numéro téléphone bu dee mën na nekk. voilà numéro de téléphone bi 70 33 la 821 40 10 waaw mooy numéro bureau bi 33 821 40 10. d'accord mbokk yi ñoo ko gisandoo ñoo ko seetaanandoo nii lay demee saa su ne lu ngeen bëgg a xam ci transit baa muy leneen dugg leen Médina TV HD suñu chaîne YouTube ngeen seetaan ñu bu dee da nga bëgg a def tamit comme waa TM Partners mën nga ma woo ci 77 336 70 60 lépp loo bëgg a fësal ci sa liggéeyukaay damay def déplacement maak sama caméraman maa ngi koy nuyu de passage jàllale la li nga bëgg a wax bëgg koo jox askan wi. voilà pour terminer Sophie nga may ma tuuti li ma fàtte wax maa ngi jégalu nag sama mbokk transitaires yi bu fekkee ni wax naa lu waxul wala ma am lu ma fàtte ci définition yeeg techniquement ak yëpp maa ngi jégalu benn problème vraiment waaw j'espère que wax naa loo xam ni nit ñi dina mën a dugg seen xel pour ñi xamul au moins comprendre tuuti mais yaatu na yaatuwaay boo xam ni yaakaar naa ni temps bi ñu fi def nii xaju si quoi ñu ngi lay remercier Sophie ñu ngi lay remercier bu baax merci beaucoup